xamante ne moom mooy Moustapha Gueye nekkoon ñaareeli tigre bi ndax xarañteef gu Moustapha Gueye xarañ ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon ca gannaaw dayo bi ñu amoon ci wàllu làmb waaye terewul gëm boppam liggéey moo andi Gris Bordeaux fi mu toll ba tax juróom-ñetti tigre bu Fass mu nekk nag ndono lu diis ci mbagu Ibrahima Ndione ci lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti combat moom am na ci fukk ak benn ndam juróom-ñaari défaite ak ñaar yoo xamante ne sans verdict jonganteem bu mujj doomu Cikki gi mi ngi ko amal daaw ci kanamu njiitu écurie Bul Faale di Mouhamed dana bëgg la Modou Lo defoon mu xas laale gu njëkk te ñu jox ca ndam adversaire am par décision arbitrale mu nekk lu mu musa weddi moom Gris Bordeaux dimanche bi Pape Abdou Fall daal di koy yombalal fu mu mun a weddee tuuma. écurie bu mythique la écurie bu historique la ci écurie yu fi jiitu la bokk mais écurie la bu nga xam ne yàgg na samp ay champion yu confirmé donc écurie la daal bu nga xamante ni bés dañu ko mën ndax xam nañu naka la ñuy waajale mbër xam nañu yi tamit yan condition la ñu war a dajale pour former un champion ku war a nekk tey porte étendardu Fass dañ koy tànn dafa am qualité yoo war a am du nekk da nga mën a bëre rek non non dafa am lu ñuy xool ci yow lu nekk ci yow ñu def ko ci yow soog lu génne ni kii moom mooy nekk ndonowu mooy nekk ndonowu Mbaye Gueye mooy nekk ndonowu Moustapha Gueye mooy nekk ndono Faga mooy nekk ndono Mor Nguer et cetera donc tey loolu dafa am ay qualité yooyu dajale am charisme bu nga xam ne mbir bi war na ko am pour mën a nekk ci écurie bu mel ni écurie Fass parce que écurie bu bari pression la écurie la bu nga xam ne dañu bëgg ndam fonk làmb moo tax ku yàbbu bàyyi leen xel parce que écurie yi gën a siiw ci Sénégal ci la ñu bokk. démb Fass mënuñu ko wax te doo wax ku ci mel ni sunu papa Mbaye Gueye doo wax ñu ci mel ni ñoom Birahim Ndiaye moom boo waxee mu ne cogg rek laa toppraa woon waaye marqué na li nga xamante ne moom mooy histoire u Fass am na ñu ci mel ni comme Kati Diop wala ñeneen ñooñu jaax nañ Fass ndax Fass ñi mu meññ ci écurie dafa bëri ndax nee nañ bokk na ci écurie yi nga xamante ne moom moo njëkk fii ci Sénégal donc ay naanaan yu bëri jóge nañ ci écurie bu mag boobu. am na ay tur yoo xam ne dinaa la ko tudd duñu ko xam ci këru àdduna ndax duñu xam njobbo duñu xam njaay caas duñu xam sele bokkoon na ci ñi nga xam ne Mbaye Gueye le Tigre de Fass bi mu génnee armée ñu ko jege woon nanu Boy Naar Fall Faga 1 Faga Mbaye numéro 2 ñu ko ëmb nekk ak moom waaye sele ndeysaan ñi ngi ko reyee ci cinéma star bi kooko ëppoon Mbaye Gueye moo ëppoon ci Fass amoon doole bal nañ ko dóor mu daanu ci cinéma star bi loolu mooy Fassu démb ga ñoom maam góor gi Njaay nekk fi di concurrencier xeex bu méttee métti di am ci diggante Mbaye Gueye ak séeréer si fu mu dajee ak Robert xeex ak moom génn armée toll nu ko neex ay athlète wër leen ñoom Ablaye Sarr bu coureur de 110 mètres yi ñoom Mamadou Sarr daan def 400 mètres plat Concorde du nekk fi bien avant ndey ji réew ñoom Moussa ñi ngi ñoom ñoo fa nekkoon mais Concorde foofu la Mbaye Gueye le Tigre de Fass football latéral ñoom Ndoro ba Colobane Guy Salaan nekk fi ñoom Yaat Malo nekk ñaari guy journaliste. seen bàkk bu njëkk mooy écurie bu mag bi donc dañu mën bés d'abord ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ndax li ñu nemmeeku mooy kilifa yi dañuy encadrer ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen poulain dañ koy tàmbali ba ki nga xamante ne moom mooy njiit li ñun ñi ñu fekkee pratiquement moom mooy président Momar Ndiaye après ki nga xamante ne moom mooy Abbas Ndoye gis nañ benn complicité bu réel entre moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbëru Fass ak képp koo xamante ne da nga bokk ci staff administratif bi mais yemuñu ci foofu ndax booy xalaat Fass staff technique bi ngay xalaat ku ci mel ne Moustapha Gueye ndax xale yi ñu ci bëri bu ñu duggee ci làmb moom Moustapha Gueye moom moo tax. lan moo dugal Moustapha Gueye ci làmb Moustapha Gueye du mbërum làmb footballeur la Papa Kane moom moo cadré Mbaye Gueye dóor ko mu daanu
Moustapha di ko jooy ñetti fan ñoom Ibra Mbaye wax nañu ñoom Alsaan Jaxate ñoom Sadio ñoom Njaw Jum ku nekk jóg nga di ko naab mu gën rek dem toog ca buntu kër ga ci ruq ba nga xam ne moo jëmoon ca garage su Casamance daal di fay toog di jooy Mbaye Gueye jóg ñëw fekk ko fa ni ko jógal bul nu fontoo Pape Kane am nday am baay di añ di reer di ndékki lan moo tax mënumaa dóor ma daanu lan la daf may dóor ma daanu yow koy lii ngay wax su fekkente ne mi ngi ci yow wala dëgg la mbër amul nii laa toll wala naa laa toll am xaftaan bi loolu moom moo ci jotale kii nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye le Tigre dafa jaar ca mbapat fekk koo xam ne kenn du ko laal muy Aline Diouf léegi mu nga Europe di def lutte olympique Aline Diouf bu yar waago moo Khady Diouf ñoo bokk ndey ak baay Aline Diouf bett ko paqueté ko daan ko mu di ko topp ba fekk ko buntu kër Serigne Thiam ci Colobane ne xaas mu daw ne coppe tànk bi daw wër ko ndombo jël tànk bi dugal ci diggante ñaar tànkam ne da koy buddi mu sulli tànk ba ci biir da koo daan ba toog ci dënnam Moustapha Gueye décision la amoon. écurie Fass écurie bu mag la ñu xam leen niñ mën ci bés bu mag rawatina mbër mu ñu am ci yow yaakaar gis nañ ne bi combat bi taxawee d'ailleurs ñoom dirigeants yi seen bopp ñoo ne nanguwuñ ne revanche la parce que Modou Lo daanu ko par point la ko génnee coup irrégulier la kon moo lay wan ne ñi ngi dëgmal combat bu ñu fonk lool parce que bu fekkee da nga am défaite ci règlement mais gëm nga ne yow amuloo défaite jëlaat combat bi ne clarification la moo lay wan ne ñoom fonk nañu combat bi. Beaucoup de personnes n'auraient parié sur lui pour remplacer le deuxième Tigre de Fass, vu la technicité de son prédécesseur et une bonne brochette de lutteurs, tous pétris de talent, qui l'ont devancé à Fass. Mais à force de travail et d'abnégation, Gris Bordeaux va hériter le 8 août 2010 du titre de troisième Tigre de Fass. Un lourd héritage qu'Ibrahima Mandione porte sur ses épaules. En 19 combats, le lutteur a enregistré 11 victoires, 7 défaites et 2 sans verdict. La dernière sortie en date de l'enfant de Tchiki remonte l'année dernière avec cette victoire sur le leader de Boul Falé, Mohamed Ndao Tyson. Ce dimanche 31 juillet,
Gris Bordeaux aura à cœur de laver l'affront de ses jeunes frères battus par son adversaire, mais également rétablir cette victoire acquise par décision arbitrale le 15 juillet 2012, une décision qu'il a toujours contestée. Ce dimanche, Pape Abdou Fall lui donne l'opportunité de rectifier le tir en croisant pour la seconde fois Modou Lo. waaye Gris Bordeaux fi mu duggee moo doy waar ndax boobu moo fi sës Fass musul am mbër mu toll ne Gris Bordeaux ku dul Nguer te Gris Bordeaux moo gën a lucide Nguer Nguer na nga ëppoon ndax kii su Nguer benn mbër amu ko woon c'était un athlète Gris na ku doy waar la daan dafa daan ku doy waar ndax keroog bu muy ñëw Moussa Gningue moom moo ko indi mu nga jaare ca UNICEF digganteem ak stade bi fi ñuy déparé 110 mètres bi ak 100 mètres bi foofu la déparé nu tegal ko échelle mu yéeg jaar ci kaw Bourguin Vieille daal di cëppeelu muy contre Antoine Bakhoum ñu koy wax Antou Bikol Sobem mi ngi dëkk Bikol Sobem moom ak Paul Maurice bu Bikol Sobem moom ak Eli bu Bikol Sobem moom ak Lika bu Bikol Sobem ak Njaan bu Bikol Sobem ñoom ñoo bokk benn dëkk doon ay mbërëntaan moo ko génnee dëkk bi ñi ne ma nga États-Unis ñi ne ma nga Europe moo fi mënoon Antoine Bakhoum mu daw rek ñëw paqueté ko loolu nag moom moo ko may ñu ne kii am na avenir ci làmb bi mu ko daanee keroog ñëpp doon waar ndax Moussa Gningue ko indi mu yéeg ca kaw ca échelle ba ñu jàpp mbub mi di ci atteexat ci dég yi di ko dindi fi muy lonk ak kii ci grillage bi ba mu cëppeelu wàcc mu ñëw paqueté Antoine Bakhoum siif ko Antoine tiit ñu ne mbër la ñu toog ab diir ñu jox ko Khadim Ndiaye numéro 2 mu buddi ko ba ci kaw dóor suuf bu caaree géej keroog maa nga fa damaa jooy keroog loolu moom moo indi naqaru Baye Mandione Baye par force day bëri moom na te boobu Gris xam nañu li ci moom ndax ba ngoon mu ñibbi kenn bon na xom bët moom njoon la ma yëg man maa ko xam ak yàlla man xam naa li ma yëg ndax kenn doful ku ne xam nga lu mën a nekk ak lu jaaduwul tey bi mu dawee def série 100 mètres def élévation de genou damaa xool daal di xam ne kii j'ai affaire à un athlète ñu ne ba xëy na rek ñu jox ko Tyson Junior mu paqueté Tyson Junior daan ko jël bu rëy ñëpp jóg taxaw yuuxu te Tyson Junior ak ni mu toll il faisait ma ko daa koy xeex bu méttee mise bu méttee métti arbitre sifflé mu forcé ba chemin ñu ne bëgg nit mu dem daal di jël Lac de Guiers numéro 1 di ko da ko so da wax lu sori baaxul mu ñu jox ko Balla bi mais Balla moo ko ëppi pexe daan ko jël mais terewul ma ngay ramp daan na ko mais baatin da caa xam naa ca lu Gris Bordeaux xamul xam naa ca loo xam ne kenn mënu ko weddi lu dul ñàkk ñoom ñoo ko fekkoon ndax xam naa ne moom diggante Bombardier ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux Moussa Gningue def na ci loolu dimanche jot na ñëw Gris Bordeaux duma ko daan ko jël bu rëy mu jóge fa muy rampe di yéeg ba na mu dajee ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène
gis nga mook Eumeu Sène laata muy daje ak Eumeu Sène daje na fi ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo mi mu war a dajal tey gis nga na mu demee ndax waxante nanu nee na Mbaye Guèye la Tigre de Fass moom moo ko téye Modou Lo tamit nee na ko tey na nga fexe ba bu la kenn téye bu la kenn wax ne na nga jaar fii wala bu la kenn wax ne na nga def nii na nga dëggal bopp na nga dëggal sa bopp diggante bi jaar na fi tey jeune dóor na fi Baye Mandione mu daanu am na fi ay victoire yu doy waar yoo xam ne vraiment soo xoolee Gris di nga xam ne mbër la. lépp lu may tàmbali rek fii laa koy tàmbalee parce que fii tamit penc la ci jumaa ji ngay gis sama papa moo fi doon jiite nekkoon fi imam kon boog lépp lu may xewle rek lépp lu may xewle rek fii laa koy tàmbalee. yaakaar dafa fort yaakaar bi ñu may yaakaar yàlla bu ko yàlla tas te man wax dëgg yàlla ñoom amuñu ci man lu dul bu ñu ma yaakaaree rek yàlla. parce que tamit su may daj ay coono rek mbooloo mi nekk sama gannaaw dama naan Gris Bordeaux du mbëru Fass du mbëru Médina Gris Bordeaux mbëru Ndakaaru la bu ñuy wax Fass commencé ko suñu maam Gorgui Ndiaye commencé ko ci Mbaye Guèye commencé ko sama grand frère bi muy Moustapha Guèye ñooy mbëru Ndakaaru waaw parce que tu entraînes pas xam nga loolu mooy symbole Fass boo ko déggee rek loolu mooy Fass mooy mbëru Ndakaaru te man Ndakaaru laay représenté malgré que nag Fass am nañ supporter fu nekk ci région yi mais nag wax dëgg yàlla Gris Bordeaux mbëru penc la mbëru Ndakaaru la loolu moo tax nag wax dëgg yàlla sas bi ñu ma sas yàlla na ko yàlla dooleel te maa ngi liggéey te wax dëgg yàlla nag dañ naa sentir sama bopp nii. Gris Bordeaux aussi dafa bokk ci écurie bu am taarix parce que tey buñ la nee l'écurie de Fass ba ñu demee ba nga xam ni juróom benn écurie rek ñoo am ci réew mi Fass daf cee bokk Fass nekk écurie bu nga xam ne écurie bu historique la écurie bu mythique la écurie bu yàgg jur ay champion mais écurie la bu nga xam ne dafa nekk écurie wu Ndakaaru nekk écurie wu juróom-ñaari penc yi nekk ci Ndakaaru donc loolu dafa dem ba mbëru Fass dafay nekk mbëru Dakar donc tey mën nañu jël lu jiitu loolu ku si mel ni Mbaye Guèye moom moo nekkoon mbëru Dakar maam Gorgui Ndiaye ñu ko doon wooye l'enfant chéri de Dakar demoon nañu également ba egg ci Faga 1 egg également ci Toubabou Dior ñoom Mor Nguer donc ñooñu ñëpp ay champion lañu yu nga xam ne ci écurie Fass la ñu jógee écurie Fass dem ba nekk écurie bu gën a mythique écurie bu gën a historique ci biir réew mi ñoom Moustapha Guèye ñëw Mbaye Guèye tekki jaaj yi takkal ko Moustapha Guèye dem ba jeexal ñu ne kan moo war a nekk le 3e tigre de Fass ñu ne ay la yéwén Gris Bordeaux la war a doon Gris Bordeaux juddoo Cëriñ màgge Cëriñ nekk mbëru Ndakaaru waaye tamit nekk xale bu nga xam ne Fass Médina Gueule Tapée ak lépp li ko wër biscuiterie yi ñoom ñëpp dañu jóg ànd identifié wu ci Gris Bordeaux am na jour bu nga xam ne bi muy bëree ak le B52 de Mbour ba daan ko jour boobu ñun boobu maa ngi RTS mais bi ñu jëlee hélicoptère surplombé Dakar la vague de personnes bi doon jéem mel ni ay yamb yu tasaaroo si biir Ndakaaru kenn mënu la ko expliquer le phénomène Gris Bordeaux foofu la jógee. dama xam Gris léegi la rek waaye Gris ñu wewul woon a signé benn contrat te woowuma ca suba ga wala ca saasa ni ma grand damay signé benn nangam ñoom ñaar samay xarit la ma samay ni ko boy yi di waxee samay fils la ñu. waaw xamoon bëre dóor la ñuy wax bëre moom bu ñu koy wax rek mooy bëre ak dóor foo mënti dem rek da nga fay dekk di jàng lutte gréco-romaine wala ngay jàng xeex wala ngay defar sa wala ngay entraîner physiquement mbëri ngay gis ñuy déplacé wu yëpp di voyager loolu mooy seen objectif bi mooy lan dem rek préparation li nga fi ak temps de récupération bi nga am fii nga dem ko foofu loolu moo tax rek mbëri déplacé wu. moo dalee bëre ba léegi maa ngi sama ay 18 combats ay poussière mobilisé bu forte bi ma gis écurie Fass mobilisé ko na nga xam ne ba mu leen gëjee gis ak léegi xaw ma ban année la musuma ko sentir. ba tax na amuñu benn événement nag bu ñuy dépassé écurie bi ñi si nekk ñëpp ñu ngi nekk benn di diisoo di waxtaan parce que pour man ba léegi
bu ñu naan ay combat revanche man gëwuma ne Modou Lo daanoon na Gris Bordeaux déedéet gëwuma loolu. moo tax Fass ñëpp jóg man nee naa la combat bi ñaar la ci man mooy relancer suma carrière parce que làmb ji dama ko war a téye suma loxo man kon ni ma téye micro bi man loolu laa gëm te nit nag góoru yàlla li nga gëm da nga ciy ne man ni ma téye micro bi laa gëm ne làmb ji ci kàttu yàlla dama koy téye. Cap-Vert bi la mooy Gris Bordeaux mooy mbër bi nga xamante ni donc bu war a représenter Cap-Vert donc waa Dakar ñoo moom combat bi. c'est moi le tigre te incha allahu rabbi lañ ma xool ba ne ma yow la danaa ko démontrer incha allah ci kàttu yàlla ci combat bi ce combat bi c'est mon combat man combat boo xam man maa ko war a def te incha allah je le ferai avant avec ma manière. lu nekk dugg nañ ko événement bu nekk gis nañ ko tey lii fi am ñuy def nii yëpp mbëri di ko def dañuy royaat rek lii ñu doon def la ñuy def ba léegi nii ci loolu nag bon bu fekkee ne ñoom dañ ñëw di la roy léegi dañuy jëm indi lu bees ba tax nag si combat bi dina si gis yenn yoo xam ne bokkul ak yi daan indi si wàllu bagage innovation yu bees ci côté yëpp nag. lu ko mbër mësul yan ci àdduna laa koy nar a yan ci kàttanu yàlla lu ko mbër mësul yan ci àdduna xeetu bëre bi mu ko nar a indil ci kàttanu yàlla mënu ko téye mënu ma téye xeetu bëre bi moo ko bëgg indil jàkkaarloo ak moom arbitre na par mënu ma résister ci kàttanu yàlla du ma résister. Gris Bordeaux combat bi yaakaar naa ne liggéey bu mu mës a liggéey ci combat bi man moo ma gën a doy ndax ku ko gis keroog ci open press bi xam ni mi ngi ci forme. Fass nag réputation bi ko nit ñiy jox ci histoire ak yëngu-yëngoo kurti amu fi nit ñi ñoo ko fi indi fekk fi waa Fass ñu répondre loolu mooy Fass parce que li njëkk mooy bugg Jamil kër yi nit ñi histoire amul làmb ñaar rek la wala ñett daanu ba mat suñu combat ba bii lu metti la li ñu def ci boppam xam ne wax fulla ak fayda jéegu xam ni Fass ka ngeen Ndakaaroo ko ngem Serigne ka ngem man dama juddoo ci penc nee naa la fukki penc Gris Bordeaux bu jógee fukki penc yeeg ñaaree jóg fukki penc yeeg ñaari ñooy Ndakaaru boo jógee ci Ndakaaru nga ne Médina Fass Gueule Tapée Colobane HLM Waagu Ñaay xam nga Centenaire Gibraltar Grand Dakar ñaari tali zone A zone B benn tali maanaam fépp foo xam ne rek rawatina nag mbaaw ba ma dëkk parce que nag ndaanaan nag fépp fu muy yeewoo rafetlu dëkk mbaaw ba ma dëkk fa laay yeewoo te dama ñëw asalaamaaleykum amu fa 1 an. nanatuñu mag yeeg maire yeeg ñëpp wax dëgg yàlla sama kër dañ koy surveiller comme un roi te wax dëgg yàlla ba mu fa dëggee yàgguma fa. saa bu Gris bëree rek am na benn événement bu am boo xam ne bii après combat bi waa CNG seen article règlement bi dafa am lenn ci changé ma jox la benn exemple combat Gris Eumeu Sène bi daanu Gris Eumeu Sène dafa teg loxo pour mën a mot Gris daanu bi combat bi passé boo seetloo tey panneau publicitaire yi dañ ko reculer léegi de 5 mètres presque booba temps panneau publicitaire yi ak waaw ak saaku yi presque 1 mètre la woon boo defee benn ak bu tax kaw panneau publicitaire yi ak léegi bi egg ci loolu laa bëggoon muy gars yi bëri ko ci jàmm yàlla may nu ndam nag ci barke Xalifa Ababacar ndax ñoom ñaar ñëpp ay taalibe te nekk yàlla na Gris am ndam sama sunu goro la mais ni ci gën a jege tension yi di gën a monter gis naa face à face bu mujj bi Gris après bu ko kenn conseillé nañ ko bàyyi mu jëlal boppam ay matukaayam moo tax ma xalaat moo ko ëpp
te bëriwul dafa téye boppam xëy na looloo ko metti pour mu bëgg a man la dama waxoon ni man la Gris Bordeaux te li ma moom ci laa ma ci laa ñëw récupéré di bëri Gris Bordeaux naan même bu jaree ba kanam da ko ci teg j'espère que loolu ay waxu presse la mais combat ku mu jaral dëggantaan xam kan lay combat di jaral mbir dëggantaan barrière yi tëju. Gris Bordeaux dafa jóge ci Mohamed Ndao Tyson am victoire loolu ñu bëri dafa mel ne dañ koy fàtte mi naan am waaye bu ñu fàtte ne victoire bi elle est aussi importante pour Gris Bordeaux que pour Modou Lo man sax je dis que ci xëy na Gris Bordeaux la gën a importante parce que ay poulain am dañu nekk ci ginnaaw sans faute donc Gris il n'a pas droit à l'erreur donc victoire bi dafa capitale aussi bien pour Tigre de que pour Rock Énergie loolu moo tax ku ci nekk boo gisee seen discours sax dafa changé Gris nee na bandi bi caay-caay bañ ko xamee woon faaw mu wane ko buñ nee bandi nag ci entre guillemets mbër dafa war a am caay-caay bésu le 31 bi dafa war a wane caay-caayam. lu ko mbër mësul yan ci àdduna laa koy nar a yan ci kàttanu yàlla mbër mësul yan ci àdduna ci kàttanu yàlla mënu ko téye te bëri moo ko bëgg mënu ma résister ci kàttanu yàlla du ma résister nee naa la talaatay ndeer laa indi ci làmb jooju ci kàttanu yàlla talaatay ndeer bale di tàkk lu la indi ci poids lourd la bu mën a xeex te day song ku mën a bëre la sax xorom am ndax day tuus sax mën naa xeex poids lourd bu mobile la ale boo gis am na retour bu faas kàttanu yàlla tey la ko yàlla doon xaar boo ko jàkkaarloo ak man ko di ma jàkkaarloo nga ne ko Gris Bordeaux nee na ku la fayoon ay yaar doon moom di xeex ak moom laale gu njëkk te ñu jox ca ndam adversaire am par décision arbitrale mu nekk lu mu mus a weddi moom Gris Bordeaux dimanche bi Pape Abdou Fall daal di koy yombalal fu mu mun a weddee tuuma. écurie bu mythique la écurie bu historique la ci écurie yu fi jiitu la bokk mais écurie la bu nga xam ne yàgg na samp ay champion yu confirmé donc écurie la daal bu nga xamante ni bés dañu ko mën ndax xam nañu naka la ñuy waajale mbër xam nañu yi tamit yan condition la ñu war a dajale pour former un champion ku war a nekk tey porte étendardu Fass dañ koy tànn dafa am qualité yoo war a am du nekk da nga mën a bëre rek non non dafa am lu ñuy xool ci yow lu nekk ci yow ñu def ko ci yow soog lu jénne ni kii moom mooy nekk ndonowu Mohamed mooy nekk ndonowu Mbaye Gueye mooy nekk ndonowu Moustapha Gueye mooy nekk ndono Faga mooy nekk na armée toll nu ko neex ay athlètes wër leen ñoom Ablaye Sarr bu coureur de 110 mètres yi ñoom Mamadou Sarr daan def 400 mètres plat Concorde du nekk fi bien avant ndey ji réew ñoom Moussa ñi ngi ñoom ñoo fa nekkoon mais Concorde foofu la Mbaye Gueye la Tigre de Fass football latéral ñoom Ndoro ba Colobane Guy Salaan nekk fi ñoom Yatma Lo nekk ñaari guy journaliste. seen bàkk bu njëkk mooy écurie bu mag bi donc dañu mën bés d'abord ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ndax li ñu nemmeeku mooy kilifa yi dañuy encadrer ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen poulain dañ koy tàmbali ba ci nga xamante ne moom mooy njiit li ñun ñi ñu fekkee pratiquement moom mooy président Momar Ndiaye après ki nga xamante ne moom mooy Abbas Ndoye gis nañ benn complicité bu réel entre moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbëru Fass ak képp koo xamante ne da nga bokk ci staff administratif bi mais yemuñu ci foofu ndax booy xalaat Fass staff technique bi ngay xalaat ku ci mel ni Moustapha Gueye ndax xale yi ñu ci bëri bu ñu duggee ci làmb moom Moustapha Gueye moom moo tax. lan moo dugal Moustapha Gueye ci làmb Moustapha Gueye du mbërum làmb footballeur la
Papa Kane moom moo cadré Mbaye Gueye dóor ko mu daanu Moustapha di ko jooy ñetti fan ñoom Ibra Mbaye wax nañu ñoom Alsane Diakhaté ñoom Sadio ñoom Ndiaw Dioum ku nekk jóg nga di ko naab mu gën rek dem toog ca buntu kër ga ci ruq ba nga xam ne moo jëmoon ca garage su Casamance daal di fay toog di jooy Mbaye Gueye jóg ñëw fekk ko fa ni ko jógal bul nu fontoo Pape Kane am nday am baay di añ di reer di ndékki lan moo tax mënumaa dóor ma daanu lan la daf may dóor ma daanu yow koy lii ngay wax su fekkente ne mi ngi ci yow wala dëgg la mbër amul nii laa toll wala naa laa toll am xaftaan bi loolu moom moo ci jotale kii nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye le Tigre dafa jaar ca mbapat fekk koo xam ne kenn du ko laal muy Aline Diouf léegi ma nga Europe di def lutte olympique Aline Diouf bu yar waago moo Khady Diouf ñoo bokk ndey ak baay Aline Diouf bett ko paqueté ko daan ko mu di ko topp ba fekk ko buntu kër Serigne Thiam ci Colobane ne xaas mu daw ne coppe tànk bi daw wër ko ndombo jël tànk bi dugal ci diggante ñaar tànkam ne da koy buddi musulli tànk ba ci biir da koo daan ba toog ci dënnam Moustapha Gueye décision la amoon. écurie Fass écurie bu mag la ñu xam leen niñ mën ci bés bu mag rawatina mbër mu ñu am ci yow yaakaar gis nañ ne bi combat bi taxawee d'ailleurs ñoom dirigeants yi seen bopp ñoo ne nanguwuñu ne revanche la parce que Modou Lo daanu ko par point la ko génnee coup irrégulier la kon moo lay wan ne ñi ngi dëgmal combat bu ñu fonk lool parce que bu fekkee da nga am défaite ci règlement mais gëm nga ne yow amuloo défaite jëlaat combat bi ne clarification la moo lay wan ne ñoom fonk nañu combat bi. ndono Mor Nguer et cetera donc tey loolu dafa am ay qualité yooyu dajale am charisme bu nga xam ne mbër bi war na ko am pour mën a nekk ci écurie bu mel ni écurie Fass parce que écurie bu bari pression la écurie la bu nga xam ne dañu bëgg ndam fonk làmb moo tax ku yàbbu bàyyi leen xel parce que écurie yi gën a siiw ci Sénégal ci la ñu bokk. démb Fass mënuñu ko wax te doo wax ku ci mel ni sunu papa Mbaye Gueye doo wax ñu ci mel ni ñoom Birahim Ndiaye moom boo waxee mu ne cogg rek laa toppraa woon waaye marqué na li nga xamante ne moom mooy histoire u Fass am na ñu ci mel ni comme Kati Diop wala ñeneen ñooñu jaax nañ Fass ndax Fass ñi mu meññ ci écurie dafa bëri ndax nee nañ bokk na ci écurie yi nga xamante ne moom moo njëkk fii ci Sénégal donc ay naanaan yu bëri jóge nañ ci écurie bu mag boobu. am na ay tur yoo xam ne dinaa la ko tudd duñu ko xam ci kërug àdduna ndax duñu xam njobbo duñu xam njaay caas duñu xam sele bokkoon na ci ñi nga xam ne Mbaye Gueye le Tigre de Fass bi mu génnee armée ñu ko jege woon nanu Boy Naar Fall Faga 1 Faga Mbaye numéro 2 ñu ko ëmb nekk ak moom waaye sele ndeysaan ñi ngi ko reye ci cinéma star bi kooko ëppoon Mbaye Gueye moo ëppoon ci Fass amoon doole bal nañ ko dóor mu daanu ci cinéma star bi loolu mooy Fassu démb ga ñoom maam góor gi Njaay nekk fi di concurrencier xeex bu méttee métti di am ci diggante Mbaye Gueye ak séeréer si fu mu dajee ak Robert xeex ak moom. xamante ne moom mooy Moustapha Gueye nekkoon ñaareeli tigre bi ndax xarañteef gu Moustapha Gueye xarañ ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon ca gannaaw dayo bi ñu amoon ci wàllu làmb waaye terewul gëm boppam liggéey moo andi Gris Bordeaux fi mu toll ba tax juróom-ñetti tigre bu Fass mu nekk nag ndono lu diis ci mbagu Ibrahima Ndione ci lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti combat moom am na ci fukk ak benn ndam juróom-ñaari défaite ak ñaar yoo xamante ne sans verdict jonganteem bu mujj doomu Cikki gi mi ngi ko amal daaw ci kanamu njiitu écurie Bul Faale di Mouhamed dana bëgg la Modou Lo defoon mu xas